mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale di prestige kóolute googe sax moo tax bés bu yàlla sàkk ngeen ñu bàyyi xel ngir xam xibaar yi amee ca bitim réew ak biir réew mi di Sénégal xibaar yi ci bésub talaata gi yemook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weerub avril ci atum 2022 la ca gën a fës nekk rek jafe-jafe wala njëkkare bi nga xam ne askan ba dëkkee fële ca quartier Médina Fall nekk ca commune bu Thiès Nord ñu ngi koy am jamono yi ana lan moo ko waral ab canal bi nga xam ne de moom moo jaar ca digub quartier boobu nekk ca wetu terrain jumaa ji canal ba daal dafa am nag foo xam ne dafa toj ba daal askan ba ñu ngi ñaan kilifa yi ñu daal di saafara ni ni mel ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jigéen ñi bokk ci collège des femmes bu APR nekk fii ci Thiès ñoom daal wonewaat nañu seen bopp tey waaye nag ci beneen anam ginnaaw bu ñu amalee conférence ci bés yi weesu ñoom de ñu nga amaloon la nga xam ne moo jëm ci wàllub séddale la nga xam ne mooy ndimbal jagleen ko jigéen yi ñeel waajtaayub feetub korite gi li waaye nag la nga xam ne moo nekkoon ñaxtu bi nga xam ne commerçant yi nekk ci Thiès ñu ngi ko doon ñaxtu rek jëmale ko ca ni ñuy amalee foire yi jamono ñuy waajal amal ay fête loolee nag nakari la woon lool ba tax nag ñu yëkkati woon kàddu jëmale ko ci meeru Thiès Ouest docteur Mamadou Djité daal dina indi leeral ca kàddu yooyee xibaar yi nga xam ne moo yitteel wàllub bitim réew ak wàllub tàggat yaram moo fas yéene ndar képpee xabaar yi ci seen télévision régionale di prestige mbokk yi ñuy rafetlu seen kóolute su ne saa ñu daal di xuus. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne nañuy seytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye it am nañu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu prestige dooree xabaar yi ci wàllu tënk rek yitteel feebar bi di coronavirus ministère de la santé et de l'action sociale tey ci talaata bi amal nañu nag point ba nga xam ne dañoo def tolluwaayu mbas mi ci réewum Sénégal xamle nañ ne daal lu tolloog juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay test def nañ ko test yooyee nag jëmmal ne wala firndeel ne wala dëggal ne rek lu tolloog ñaari nit am nañu feebar bi di coronavirus kenn nag jot naa wër ba yenu bagaasam ya won hôpitaux ya ginnaaw daal di dellu seen këram kenn nag jamono yi nekkul ca sauvetage waaye it kenn ñàkkul bakkanam niki démb ci altine gi yemoon ak ñaar fan ak juróom ci weerub avril ci atum 2022 ña nga xam ne nag ñoo des ca lopito ya ñoom seen ñu ngay am tànn bokki nag wax naa ko ca la nga xam ne moo yitteel boppub xibaar yi fële ca kër Maam El Hadj nekk ci commune bu Thiès Nord askan ba fa nekk de jamono yi amees nañu jafe-jafe lool ana lan moo ko waral ne daal canal bi nga xam ne moo romb ca dëgg quartier ba dafa am camion boo xam ne nag dafa romboon daal di fa pëtax ba def fa nag ab kàmb bu yaatu ba tax na nag askan ba nekk ca quartier Médina Fall nee nañu de nag kilifa yi fexe daal ba saafara ni mel ndax xale ya dañ fay faral di nekk di amal seen football te loolee nag àndul wala méngul ak seen kaaraange ka yëkkati kàddu ni mel mooy Moussa Sarr dëkk ca quartier Kër Maam El Hadj ñu teewlu ko ci micro soxna Aram Paye Fatou Kiné Sey ak Doudou Dieye. quartier bi donc dëkk ci wetu pont bi li ñu mën a xayma daal mooy lii andi kii bi effondré wu pont bi mooy ay liggéey yu ñu doon def ci quartier bi pour assainissement quartier bi te loolu mooy loo xam nga ne dañ ko ñaanoon depuis loolu dafa am kon bu su ñaawee seen donc dañu doole sant yàlla ci loolu. situation bi ñu koy dundee metti na lool ndax lii dafay loo xam nga ne wóorul ci maanaam wérgu yaramu njaboot gi wax ma sax xale yi mais askan ñi dëkk ci gox bi ndax li ko waral loolu mooy li ñuy noyyi ko noyyi te xet gi fi jógee du xet goo xam nga ne neex na donc waxatuma xale yi nga xam ne te fi ñoo fi fo di laal kii donc mën na andi ay façon jàngoro yu nekk. kan wi am na ay jéego yu ñu ci def ndax ak lu ñu ci mën a wax kilifa gi nga xam ne sax moo yore mbirum assainissement ak kii ci affaire ci quartier bi am na ci ay jéego yu mu ci def ak am na ci ay jéego am nañ yaakaar ne mën naa saafaraw mais du mbir moo xam ne dafa neex a saafara ndax lii il faut que xaalis la laaj pour defar ko pour mu defar ko xaalis la laaj.
des ba léegi mbokk yi ci foofee ca quartier Maam El Hadj lay teel canal boobu gis nañ ne nag kamb nga xam ne def na ko nekk na loo xam ne it wax naa ko ci bopp wax naa ko sànq rek day indi njàkkare ca ña nga xam ne ñoo dëkkee foofee rawatina nag jamono yi nga xam ne ñu ngi waaj a jub nawet te suñ ko fàttulee nag seen nekkin ak jamono nawet yi dina doy waar lool ba tax na nag ki nga xam ne moom mooy Abdou Sarr mu ngay yëkkati kàddoo jëmale service bi nga yoo xam ne moo yore wàllu assainissement ñu fexe daal ba fàtt canal boobee laata lambaay di ñaaw ñu teewlu ko ba léegi ci micro Adja Arampay Fatou Kiné Sey ak Doudou Dieye. waaw jafe-jafe bi moom bari na parce que fii nga taxaw nii sax boo ko xoolee xam ne noyeetunu noy bi egg na ci jamono boo xamante ni ci wàllu environnement bi fii place la boo xamante ni xale yi yan fi yàgg di fi côtoyer ñii di fi football ñii di fi romb di doxi seeni soxla te it bien que sax ni xëy na ci cosaanu yàqu bi mi ngi jubloo ci liggéey parce que ci ay travaux d'assainissement la amee nii waaye nag teewul nag tam ñi nga xamante ni ñoo ko war a mën a liggéey ñu fexe ba génn ñu ci situation bi am na ay risques d'autant plus que ñu ngi jëm ci nawet boo xamante ni ku xam canal bi ni mu toll ak li muy évacuer ci ndox suñ ko fi bàyyee ñaanuñu ko yàlla mais bu fi yàqul dara it mën na fee jur dara jéegaguñu ko bokk jéegaguñu effort bu ci am pourquoi parce que effort bi ci doon am daal nit ñi mën a sentir mooy que ñëw évacuer ko defar ko ñun loolu ci kuy romb di dem ak di dikk waaye nag nit ñi tooguñu ci ñi ngi koy lijjanti di ko toppatoo mais lii tamit defe naa ni ci wàllu autorité municipale bi la ñoom ñoo ko moom war koo defar bu ñu jógee ci seen i élection dañu ñëw tam lijjanti ñu sunu pont bi. waaw xam nga ne lii moom ku leen kenn doxu ci moom da nga naan kii la c'est que ñoom kay la ñuy interpellé leen ci ñoom li leen war ñu ñëw def ko parce que lii encore une fois wóorul ñun dañoo am fii culture bala ñoo mën a liggéey dara rek mu def dégâts te fii ku fi taxaw di fi romb xam ni pont bi day dégager ndox man jamono bu ma fi rombee sama xel ci nawet la jëm kon ñoom tamit ñu ngi leen di interpellé waat surtout nag maire bu bees bi fi nekk defe naa ni moom ci koñ bi la dëkk Birame Souleye moom it mu xam ne lii cëram la ndax canal bi. mbokki nag ñu àddu ci li nga xam ne moo yitteel askan bi tubaab di ko wax société gis ngeen ne nag semaine yi weesu ñi nga xam ne ñoom ñooy commerçant yi nekk ci marché yi nekk Thiès meroon ba futu amaloon nag ndaje fii ci Thiès ci marché ba doon yëkkati kàddu rek àddu ca la nga xam ne mooy anam yu ñuy amalee foire yi ci jamono ñuy waaj a dugg feet loolee nag nekk na loo xam ne ñoom wax nañ ne loolee da leen di gàllankoor ba ñu yëkkati woon ay kàddu jëmale ca nga xam ne moom mooy meeru commune bu Thiès Ouest mi nga xam ne jamono yi ñu ngay amal foire ca commune boobee waaye nag kii di docteur Mamadou Djité di meeru commune bu Thiès Ouest bés yi weesu nag mu nga doon amal joxeb ndimbal jëm ci wàllu koor gi ngir waajal korité yi moom nag àdduna indi tontu ca la nga xam ne moom mooy kàddub commerçant yooyu ñu teewlu docteur Mamadou Djité. waaw li ñu déggoog ñoom c'est très simple mooy ñoom dañ ni bu foire bi amee fête bi du day tax duñ jaay ma ni leen kon li ñuy def mooy nañu fexe 15 jours la woon foire bi ñu wàññi ci ay bés yoo xam ni dina leen permettre ñoom ci wàllu korite gi ñu mën ci gis seen bopp bu ko defee ki ñu jox foire bi gis ci boppam ci jours yi ñu ko jox ñoom it ñu gis ci seen bopp ci wàllu korite gi. waaw xam nga organiser foire en réalité maire moo ko moom maanaam sañ-sañam la bu ko jox bi njëkkee daje loolu laa leen wax dama leen maire sañul jóg noonu rek jël benn décision te amul fu mu ko teg te ci bànneexu bakkanam lay liggéeyee dafa am lu ñuy tuddee code des collectivités territoriales lu ñuy def ñun loolu ci loolu la ñuy sukkandiku pour def ko te buñ ko defee ba pare sax dañ koy jël yóbbu ko sous-préfet mu xool ba xam li ñu def dëppoo na ak yoon wala dëppoowul ak yoon donc li ñu def dañ ko teg ci yoon ak analyse bi ma jiital léegi mooy dañu gis ni période fête njaboot gi dañuy soxla te bu ñu soxlaa te comme ñun njaboot googu vraiment dañu bëgg ñëpp ci moment de fête ñu gis ci seen bopp ñu ni nañ leen permettre ñu am plusieurs possibilités mën a jënd
bu ko defee ñi mën a dem marché ñi mën a dem foire mën a dem foire. loolu rek moo ñu voilà waaw xam nga loi du marché moom ku ne xam na ko ku ne jaay ak jënd moom su fekkee concurrence am na rek kooku client bi lay bénéficier wu donc foofu client bi mooy askan wi donc ñun ci foofu lañ tegoon suñu décision dans l'analyse et l'opportunité d'organiser les foires. 12 jours le 15 jours la woon ñetti fan lañ ci wàññi donc loolu lañ di déggoo commerçant léegi nag ñu ngi jëm ci incha allah foofu lay terminer ñu ngi jëm ci waxtaan bu gën a yaatu parce que ñun dañu ñëw pour apporter des solutions et non pas pour créer des problèmes. mbokk yi nag ñu daal di àddu ca xibaaru tënk li nga xam ne nag moom mooy population bu Sénégal gis nañ ne nag jamono yëpp day faral di yokk lool ci recensement bi weesu ñu ngi amoon lu tollook 16 millions waaye nag fu mu toll nii population Sénégal mu ngi toll ci 17 millions li teg sax ña xam le ni mel mooy agence nationale de la statistique et de la démographie ñu koy wax ANSD nee nañ nag yokk boobee sax mënees nañ ko méngalee ne lim bu takku daal ci ay nit yokku na ca population boobee loolu moo tax mu daal di ko def lim bu tollook juróom fukki millions ak juróom-ñaar ba tax na nag ANSD moom it delluwaat xamle ne Ndakaaru daal nit ñi fa la ñu gën a bare lu tollook 4 millions ñoom ñoo fa dëkk Thiès nag topp ci am lu tollook 2 millions ci ay doomu aadama Diourbel mujjee daal di jël ñetteelu place bi lu tollook wala lu jege 2 millions ñoom ñooy yeewu foofe ca Diourbel boogi nag ñu wax ci li nga xam ne mooy teel jëf bi nga xam ne collège des femmes bokk ci APR jëf nañ ko tey jii ci bésub talaata gi dajale woon nag foofe ca seen permanence fii ci Thiès doon yëkkati ay ndimbal jëm ci wàllub pombiteer wàllub soble ak ni mel ba ceeb ak suukar jagleel ko jigéen yi ngir fexe daal ba ñu mën a amal ci anam yu mu gën a yembe la nga xam ne moom mooy feetub korité bile di ñëw ana lan moo tax ñu jëf ju am solo yooyee soxna Seynabou Ndione nekk secrétaire wala trésorier rek ci li nga xam ne mooy collectif di collège des femmes bu APR bu Thiès indi leeral ci seen jëf ni mel ñu teewlu ko ci micro Moussa Mbaye. voilà ñi présenté nag kii bi bilan bi ndax bi ñuy liggéey pour def social moo tax pour dimbale néew di doole ndax loolu mooy objectifu collège bi dimbale les femmes te bu ñu waxee dimbale femmes mooy dimbale société bi te loolu moo ñu tax a jóg suñu objectif mooy ne mettre à l'aise toutes les femmes surtout les femmes de l'APR surtout les femmes de Thiès. voilà ci loolu nag lañ fa jëlee collège bi ne du ñu def lenn lu dul jëndee ko li ñuy jàppale les femmes ci Korité bi di ñëw ndax dëkk bi metti na te vraiment ñoo gën a sonn ci kër yi. loolu moo waral ñu jënd lii indi ko fi tey présenté leen ko ñu jox ko famille uniquement famille duñ ne les femmes du collège ñoo ko moom non non femme Thiès ñoo ko moom ndax ñun Thiès la ñuy liggéeyal dañoo bëgg Thiès te suñu coordonnatrice ci lépp luy jëmale Thiès kanam ci lay dox di liggéeyal le président Macky Sall mu nekk benn femme bu exemplaire vraiment dañ ko nawlu li ñuy regretté mooy ne lu ñu koy yéex a xam yéex a ànd ak moom liggéey ci 2 ans xoolal li mu def nii tey jii formé na ay femmes mi ngi leen di dimbale financièrement mi ngi leen di wuteel liggéey mi ngi leen di taxawu vraiment mettre na famille à l'aise te famille ñoo yore politique bi te seen jàmbarte daal mooy ne jàppale le président Macky Sall kon bu ñu leen jàppalee mettre leen à l'aise mooy jàppale nañu le président Macky Sall te mu ngi koy def derrière notre coordinateur monsieur Augustin Tine ñun liñ ciy xaar mooy ne moom mu bàyyi ñu xel taxaw ñu ndaxte nag ñun ñoo mën ci politique bi ku falu ñoo la fal kon nag dañ ñoo war a cëral gën ñoo dooleel jàppale suñu coordinateur ndax mu mën a boot ñëpp ndax boot na ñëpp tey jii ñun en tant que collège des femmes de l'APR suñu nawle yi defoon barki démb seeni conférence réewoon teeg ñun ñoo bokk ndey ak baay donc Augustin moo ñu boole boot ñu boole ñu bokk ndey ak baay di xàcceendoo dóorandoo gis nga lii nit ñi dañuy génn di wax na ne différence la dañuy xiroo ngaayoo déedéet pour animer parti bi la ñun duñu animer dans la commune ñoom ñi animé ci département bi parce que département bi la plupart duñu fay def benn activité. mbokk yi nag ñu daal di xuus ci xibaar yi nga xam ne moo yitteel biir réew mi di actualité nationale la ca gën a fës ci bésub talaata gi mooy
ab xaatim daal di xaatim juboo rek bu dox ci diggante syndicat bi waa ànd gësëm ak ministre bi nga xam ne moo yore wàllu wér-gu-yaram la gën a fës ci xibaaru biir réew mi ñu ànd ci soxna Aji Aram Seck. ñu tombalee xibaar biir réew mi ak directeur général bu yor wàllum élection moom nag mu nga xam ne ni parti politique yi tegu ci yoon ak coalition parti politique yi nga xam ne tamit tegu nañ ci yoon ak entité indépendante yi bëgg bokk ci élection législative yi ñu war a amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ci atum 2022 ni que service yi dinañ organiser ci alxames bile ab atelier de partage bi nga xamante ni thème bi ñu jàpp moo di construction et dépôt des dossiers de déclaration de candidature. ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram signature protocole d'accord bi jëm ci catégorie socio-professionnelle ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum wér-gu-yaram ak action sociale daal dinañ ko amal gannaaw bañ toogee fukki weer ak benn di ko xaar. moom nag mu ngi jëm ci dialogue ak partenaires sociaux yi nga xam ne njiitu réew mi moo ko sàkku woon moom mi le sax nag mu ngi doon wax ki nga xam ne moo di jëwrin bi yor wàllum wér-gu-yaram ak action sociale mu daal di rek fexe ba def lu mu mën ba andi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñiy liggéey ci wàllum wér-gu-yaram ñu ngi koy jànkonteel waaye nag boobu ba tey boobule signature protocole taxul ba jafe-jafe yi jeex ba tax na nag ñi ngi continuer di wëyal boobule moo doon. ñu jeexal ak programme mbootaay bi xeex li jëm ci wàllum environnement mi nga xam ne dafa publier rapport jëm ci wàllum exploitation bu jéggi dayo bu jëm ci suuf ci àdduna bi fii nii nag ci Sénégal caxat-caxate wàllum suuf ci littoral bi nekk na ab jafe-jafe bu rëy jawriñ bi yor wàllum mine ak géologie moom mi ngi fexe ba ut lu saafara boobule problème ba xamal na ni daal dinañ fexe ni ñu tabaxee ay infrastructure ngir mën a amal exploitation bu sax te jaar yoon looloo fi wàccoon ci xibaar bi. bakk boobee nag mbokk yi di jëmmal la nga xam ne mooy amee ca bitim réew foofee ca réewum Guinée Conakry wala Guinée Sékou Touré la nga xam ne moom mooy ndigal ba nga xam ne waa CEDEAO moo ko joxoon ña nga xam ne ñooy daal di jël nguur ga daa mel ni daal lañ leen waxoon daal ñu sàmmoonteeg moom ñoom de defuñu ko ba jamono ñu toll nii mbokk yi loolu it moo gën a fës ca xibaar ya nga xam ne ñoo amee ca yeneen réew ya ñu ànd ci soxna Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaari bitim réew yi ci Burkina Faso autorité ya respecté wu ñu li waa CEDEAO tëraloon ne may nañ leen ba 25 avril ngir ñu tekk chronogramme pour taxawal élection porte-parole gouvernement burkinabé bi di Lionel Bilgo xamle na ne transition ba du présenter calendrier charte ban signé woon sax ca mars bi ñu génn dañoo mbébétoon taxawal ay élection ci diirub ñetti at waaye CEDEAO nanguwul loolu benn yoon xamle na ne ñetti at yooyee xaar ko day yàgg ba tax na menacé na jël ay sanctions économiques ci mbir moomee. ca Guinée itam juróom-ñaari weer ginnaaw ba coup d'état ba daaneloon Alpha Condé amee woon ñoom it yëgle guñu ne dinañ taxawal ay élection ñoom it seen ultimatum daal dina expiré maanaam date bi leen CEDEAO mayoon ngir ñu taxawal élection yi CEDEAO nag waxagul matuwaay yi mu nar a jël wante ci kàddu ki yenn source CEDEAO dafay jël diir ngir amal ay waxtaan laata muy jël décision. États-Unis moo invité lu ëpp ñeent fukki réew ci Allemagne ngir dooleel réewum Ukraine ministre américain ba yore wàllum défense ba di Lloyd Austin mu ngi xamle ne Ukraine mën naa gañe Russie su dagalee matuwaay yépp mbokk yi tey li moo nekkoon seen xibaaru bitim réew. jeexale ak wàllub tàggat yaram doore ko nag ak xibaar bu tiis Moussa Dioum ràññeeku woon lool la jëm nag ci wàllub làmb amoon fit lool kombaam ya daan neex lool ñu bari yàkkamte di ko seytaan ndax jëfub jàmbaar bu mu ca daan def ca komba yooyee ca jamono ya béré ya neexoon ci réewum Sénégal moom nag moo wàcc liggéey ba denc nañ ko ca Touba loolu moo gën a fës ci xibaaru tàggat yaram ñu ànd ci soxna Fatoumata Bintou Sané. ñu dooree xibaaru tàggat yaram ci wàllum làmb bërekat bi di Moussa Dioum dal dina génn àddina ginnaaw bi ko feebar bu gàtt dal di dàpp Moussa Dioum nag mbër la woon ci écurie bu Parcelles Assainies te ràññeeku woon lool ci am fitam ak mën a bëreem mi ngi wàcc liggéey ca hôpital
militaire bu Wakam jébbal nañ ko boroomam ca dëkk bu sell bi di Touba. ci wàllu football match bi doxoon ci diggante Cameroun ak Algérie ci éliminatoire coupe du monde bi mi ngi woy di am coow ba léegi ba tax na fédération camerounaise bu football dal dina génne benn communiqué ci altine gi doon ñaawlu vidéo bi nga xam ni entraîneur bu Algérie di Djamel Belmadi dal di na ko def doon ñaawlu arbitrage boobu ba tax na Fecafoot nag nee na dina clamer ci FIFA. ñu dal di jeexale ci wàllum ballon d'or ay coppite am na ci ndax ngir gañe ko faaw joueur bi am xarañte ci boppam te ñu ràññee ko lool waaye it tënku ci fair play yooyu bokk na ci ponk yi nga xam ni ballon d'or bu France football tëral na ko. ñu fàttali nag ballon d'or boobu ñi ngi ko tënk ci atum 2021-2022 ngir ñu mën a xool performance joueur yi rax ci dolli joueur boobu turam war na fës ci kërub taskatu xibaar yi yëngu ci wàllum tàggat yaram ci Afrique wërngal këpp loolu tax na ba Sadio Mané war na mën a am yaakaar ci kanamu Benjamin. gàcce ngalama Fatoumata Bintou Sané mbokk yi foofu it la xibaar yi buuree ci seen télévision régionale du prestige mu nekkoon xibaar yi nag ci bésub talaata gi yemook ñaar fan ak juróom benn ci weerub avril ci atum 2022 bés bu yàlla sàkk mbokk yi ngeen bari lool di ñu seytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV am ñu tàmm suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu prestige bés bu yàlla sàkk it ngeen ñuy woon seen kóolute ci safoo bi ngeen di safoo seen télévision régionale bi lee mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm.